aousubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan jamono bi fu ngeen mën di nekk ci Sénégal ak ca bitim réew nuyu nañ leen ziar leen di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di xalif général des Mourides di ko ñaanal yàlla gën ko fee yàggal te gën ko wéral di ko ñaanal mboolem kilifa yi diine yi mbokk yi tey ji ñoo ngi fii ba léegi en direct ci Touba Mbacké ci résidence Cheikhoul Khadim tey samedi dëppoo le 15 mars 2025 sëriñ bi tey ñoom ñoo koy kuréel gi nga xam ne jamono bi ñoo nekk suñu wet taxaw muy li nga xam ne moom moo di kuréelu Jaalibatul Maraaxib bu Rufisque kon loolu moom mooy programme tey bi incha allahu rabbi niñ ko àndee nag yéen depuis ca njëlbéenu koor gi ba léegi noonu la ñuy fas yéene wéyale rek ci taataan kàddu yi nga xam ne day bàyyi ko ci kilifa yi fi teew ci mboolem responsable yi nga xam ne dañoo yor yenn ci secteurs yi nga xam ne dafa jëm ci wàllum liggéey bi ak yeneen mbooloo yi nga xam ne ñoom ñëpp dañoo ñëw ànd ak daara Hizbut Tarqiyyah jàppale leen ci liggéey bu am solo bi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk incha allahu rabbi niñ ko defee ginnaaw tàkkusaan gu nekk ñu dem fa ngir taataan ci ñoom ay kàddu yoo xam ne daañu ko baaxee ngir ñu gën a mën a xam ne liggéey bi yemul rek ci njàng mi nga xam ne mooy am ci grande salle bi waaye am na yeneen pàcc yoo xamante ni moom moo nekk fii ci résidence Cheikhoul Khadim kon dañuy dem rek ci grande salle bi ñu fekk fa suñu naataango Serigne Kosso Sey ci kàddu yi nga xam ne moom la baaxoo di taataan ginnaaw tàkkusaan gu nekk ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir saalu Serigne Moustapha Bassirou Serigne Kosso ziar naa la ñu bàyyi la rek nga wéyale foofu ci grande salle bi. samadu xat aw saltali fi ramadan maarumtu min ka xablahu bi fayadaan jërëjëf sëriñ Fallou Sylla ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm waaye jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi nga xam ni waxtu wu ne yéen a ngi bàyyi xel émission bu am solo bi nga xam ni mooy almasrabu saafi di jataay bu am solo boo xam ni Cheikh Mamadou Mountakha da koy teewee muy amee fii ci kër Cheikhouna Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mbokk yi kii nu jàkkaarloo nag mooy Serigne Mahfouz Mbacké moom soxna May waaye Serigne Mahfouz Mbacké moom Serigne Cheikh Awa Balla mbokk yi ñu fas yéene seq ak moom ab jataay Serigne Mahfouz jataay bu tedd bu am solo bii nga xam ni jataay alquran la waaye jataay xasida la waaye jataay la boo xam ne jataay bi jokk bokk la Mbacké Balla bu ngeen fi ñëwee ana ban yëg ngeen di am rawatina ci seen mag ju tedd ji muy Cheikh Mamadou Mountakha. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin xanaa amaat mbégte bu rëy rëy nga xam ne benn mbégte féetewu kaw jëmale ci sunu kilifa ak bopp gi di sunu sëriñ di sunu mag di sunu doomi nijaay di jëmm ji nga xam ne moo fi teewal Cheikhul Khadim di ak Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké hafizahullah wa raahu di ñaan ci sunu borom tabaraka wa taala allah aliyul qadir mu yàggal ko fi lool te may ko wér ba yéene ji mu am ak positif bi mu am ci léegal Cheikhul Khadim ci yoonam bi ak ci bokkam bi ak taalibeem bi mu def ko na mu ko bëggee ni nga ko waxee jotaay bi benn jotaay da ko féetewu kaw ndax weeru tàdd bu mel ni weer wi di shahru ramadan al mubarak nga xam ne sunu borom ci boppam ci la wàcce alquranul karim shahru ramadan alladi unsila fihi alquran yàlla defit mu wàcc ko ci guddi gu tedd gi nga xam ne moo wotti junni at moo wotti juróom-ñett fukki at ak ñeenti weer di guddi laylatul xadar nga xam ne ci la sunu borom wàcce alquranul karim ci la yabalit mbooleem xeeti malaayika yëpp nga ànd ak Seydina Jibril alayhimu salaam ngir ñu ñëw di taatan yiw yi nga xam ne ak liggéey bi nga xam ne moom la julli ji liggéey di weer boo xam ne fa tabarakallah ni ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxee léppam njëriñul doomu aadama la ndax sunnat bi wax na ne awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa axiruhu itqun minan naar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne weeru koor njëlbéen gi muy fukki fan yu jëkkee yërmande yàlla la yu jëm ci jullit yi
fukki fan yi ci digg bi njëgalu yàlla rek sunu borom di jégal mboolem di jullit yi fukki fan yu mujj di xun minan naar di goreel ñi ci sawar kon nag weer bi moom weer bu tedd la kon nag mbégte la ci nun sunu kilifa bopp gii di Cheikh Mouhamadou Mountakha di ci woote jotaay bu mel nii lépp ci bokk yi di fi teew ak taalibi yi ñuy nekk ci jàng alxuraanul karim di jàng xasaytu Cheikhul Khadim xasayt yi nga xam ne sëñ bi da ci fàggu lépp dara desu ci te sëñ bi ku ne xam ne ak dundam da koo xaajoon ñaari xaaj benn bi yëpp mooy tagg yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak di ko màggal ak di ko wane xasayit yëpp weesuwul tagg yonte bi ak di ko bàkk ak yee mboolem mbokki jullit yi lépp lu waay war a xam ci sa diine mi ngi ci biir xasayit yi kon nag bis bu toon ni sëñ bi di màggali weer bi ndimbal la ci mboolem mbokki jullit yëpp mbokk yi fi teew rek loolu doyoon di sëkk ndax jamono bi xat na yitte yi bari na waaye bu Cheikh Mouhamadou Mountakha taxawalee weer wii dafi dajeeg bokk yi yëpp bay ñëw kenn ku ne di saafoonte sa mborom mbokk te ak bokk day lu am solo sëñ Tuubaa bi muy ñaan sunu borom bokk na ca lam ko njëkk a wax waj'al jamia ixwati wa nasabi fi rahmatin yawma ishtidadin nasabi sëñ Tuubaa dafa ñaan sunu borom mu yéwénal mboolem mbir ay bokkam ci bis bi nga xam ne ci la bisu jafe-jafe yene mu mën cee musal xeeti bokkam yëpp Cheikh Abdoulaye radiyallahu taala anhu dara wax ne ak bokk lu mat di dox la lu mat di sàmm la lu mat di suuxat la ndax nee na du jëf yi doomu aadama sunu borom mooy seet kenn ku nekk fam la bëgg a féetali ci bokk mu féetali la kon nag loolu day lu am solo lool di ci sant itam ñii nga xam ne it mooy kuréel bi nga xam ne ci la sëñ Mouhamadou Mountakha teg liggéey bi seen loxo muy Hizbut Tarqiyyah ñu doon ko saytu na mu gën a rafete ci njàngum xasaayit mi fa tabarakallahu di leen ci sant bu baax a baax tàmbale ci jëwriñ ji di sëñ Youssoufa Diop ak mboolem ñi ko seqal di sant bokk yëpp itam di ñaan suñu borom daal def na ndimbal ak tawfeex ba yéene ji ak Cheikh Mouhamadou Mountakha am ci bokk yi am ko ci yoon wi am ko ci tarixa bi am ko ci diini islam sunu borom yàggal ko fi te may kër ba mu àggale ko te nu ànd ko moom lépp ci barke Cheikhul Khadim di sant ñëpp di gërëm ñëpp fa tabara ok jërëjëf sëriñ Mahfouz Mbacké ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci kàddu yu am solo yooyu xam naa kon mbokk yi damay delluwaat ca sëriñ Fallou Syll ba ci kanam incha allahu taala ma door a dellu siwaat jërë ngeen jëf jërëjëf sëriñ Kosso Gueye ci kàddu yi nga xam ne moom nga taataane ci sëriñ Modou Mahfouz moom Soxna Mbaye ñu wéyal la ci réaction yi fii ci résidence Cheikhoul Khadim ñoo ngi ak kenn koo xamante ni moom ca réewum Espagne la nekk ci diaspora bi ñëw fii ci Touba ngir wooree fi waaye di fekkee jotaay bu am solo bi nga xam ne moo di mashara bu saafi muy Serigne Cheikh Sylla Serigne Cheikh ñu ngi lay nuyu la ziar bu baax a baax mu mel ni ci diaspora bi nga nekk Espagne nga jugee di ñëw fii ci Touba di fi wooree waaye di teewee li nga xam ne moom moo di jotaay bi yéen waa diaspora bi naka ngeen di teewloo li nga xam ne moom moo di mashara bu saafi bi ak yitte gi nga xam ne moom la leen jaral ba ngeen dagg bi ñëw fii ci Touba ngir di ko teewee. waaw sëñ bi ñu lay ziar di wax barke Cheikhul Khadim di wax sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér ñuy ziar murid yëpp waaw bis bi nekk bis bi yitte yi murid yëpp surtout ne waa diaspora bi dañ naan ak suñu yitte di toog ci ay internet di ko seetaan léegi yàlla dogal na ñu mën a ñëw fii ci béréb bi mu nekk mbégte mu kawe li nga xam ne bis bi moom ni ko waa diaspora bi dundee sax moo raw ni ko waa dëkk bi dundee mu nekk bis bu am solo bisub yàlla yi kese bisub jaamu yàlla di bis Sëñ Tuubaa mu nekk loo xamante ne maam diaspora bi yëpp dañu koy bàyyi xel bari na ñoo xamante ne maam dañuy dàkk weeru koor bi lépp ngir bis bi am ñoo xamante ne maanaam bu ñu julee tisbaar du ñibbiwaat di fekk bis bi jeexul loolu lépp yaakaar sëriñ bi rek ak gëm sëriñ bi rek ak topp sëriñ bi rek moo ko waral di wax rek maanaam waa Hizbut Tarqiyyah ñi ngi leen di ndokkeel di leen ñaan suñu borom taxawu leen sàmm leen ci barke xasida yi foofu naka ngeen koy bàyyee xel ci seen téléphone yi wala télévision yi ak bu leen fekkee seen barabu liggéeykaay naka ngeen di def waaw foofu moom day gis ko xamante ne da nekk bérébu liggéeykaayam sax mais day sàcc dugg ci roq taal téléphone am dugg YouTube di ko xool direct almouridiya lu lépp rek dund xasida yi ku ne xam ne jëm njàngam kuréel njàngam moolu léegi dafa gën a yaatu diaspora bi nekk lu gën a yaatu lu xam moom lu xew la lu ñëpp bëgg la surtout ndaw ñi moo tax maanaam bis yi mel nii maanaam dañ koy bëgg loolu di ko bëggee ñun ñi xam si maanaam dañuy gën ci barab bi nii ku ne ñuy woo di ñu siyaar ci bis bi ak di am mbégte ak di rafetlu bis bi toujours chaque jour nit ñi dañ ciy bég bi nga xam si maanaam foo ko takk rewees na ko lépp na Sëñ Tuubaa kese la ak bëgg xasida yi rek. waaw Espagne nga nekk ni ñu ko waxee sànq yan kàddu ngay yónnee waa Espagne jamono bi daa mel ñu ngi lay seen daan présentement. waaw di wax waa Espagne rek waa diaspora bi Amérique
France Italie ñëpp rek ñu dund xasida yi ak mboolem ku lu murit gu dégg suñu kàddu ñu ngi leen di ñaanal ñu ngi leen di bàyyi xel saa su ne ci barab bi ci teewaay bi ci lépp rek ak ci weeru koru sell wi ak heure surtout waxtu wi nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu yàlla boole yool bi barke Seexul Xadiim barke xasida yi. jërëjëf Serigne Cheikh Sylla moom ci diaspora bi la nekk ci réew mi Espagne ñëw fii nga xam ne moo di ci Touba Mbacké ngir teewee li nga xam ne moom moo di Mashrabu Saafi bi ñu koy santaat baax di ko gërëm. kon ñu dellu ràcc ci fi nga xam ne moom moo di saalu Serigne Moustapha Bassirou bi ci Serigne Kosso Sey moom it jox ko antenne bi rek mu taataat yeneen kàddu yoo xam ne day bàyyi ko foofu ci kilifa yi. waa kay jërëjëf sëñ Fallou Sylla ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm. ñi ngi am mbégte saa su ne ni ñu koy waxee rek xam ngeen ni njabootu Serigne Touba gi yëpp dañuy ñëw fii ci barab bu tedd bi di ànd ak Cheikh Mouhamadou Mountakha jataay bu am solo bi Serigne Ahmadou Mbacké moom Serigne Moustapha moom Serigne Massamba moom laa janool nii moom laa fas yéene jox li nga xam ne mooy kaddu gi Serigne Moustapha comme ni ma ko laaja léegi sëñ Mahfous rek jataay bu am solo bi nga xam ne day firi la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ànd zikri saalihiina tanzilu rahma waaye day firi ni sëriñ bi bokk na ci lim nu diggan mooy fu ñu daje day taw sunu kaw waame xewal ba kër ñu fay jógee jataay taxe yu mel nii bu ngeen fi ñëwee ana ban yëg ngeen di am ci seen diggante ak sëriñ bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. waaw ñu ngi leen di siyaare bu baax te di leen sant laaj bi nga laaj moom daanaka ku nekk mën na cee tontu ndax fii moom dafa mel ne li ñuy sos yoon wi dañ ko cee boole ndax dundaat goo xam ne melokaan woo xam ne. ku ko xis ba mos rek da nga koy tàqamti ko waxtu wu ne moo tax liñ fi yëg bu ñu fi ñëwee dañuy melaat ni rek sëriñ bi moo teew ci suñ kanam rawatina nag ki ñuy tudd ni moo jiite yoon wi muy Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaan suñu borom may ko mu yàgg fi loolu te wér te àggali ay naalam te ñu ànd koog moom ñu toogandoog moom loolu day nekk mbégte nekk kontaan te nekk yokkute goo xam ni ci noonu jar na daw jéego yu gën a kawe yu gën a yaatu kon nag liñ ci mën a wax daal mooy dellu rek di santaat suñu borom di santaat sëriñ bi xam ni nammal nañu ay namm yoo xam te ni moo raw lem waxtu wu ne nag ñu di ci mën di naan di ci jëfandiku kon nag ñu ngi ñaan yéen ñi koy taxawee ngeen yàgg koo taxawee te ñu ànd ko yéen waxtu wu ne jërëjëf tubarkal waa kay jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi jërëjëf Serigne Ahmadou Mbacké moom Serigne Moustapha moom Serigne Massamba ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci kàddu yu am solo yooyu noonu ma ko waxee rek kilifa yi defe naa fenn fu ne tey ñu nga fa jóge ci biir dëkk bi di ñëw ñëwatina njabootu Cheikh Mamadou Fadal gi nga xam ne noonu ñu ko gisee Serigne Xabaan egsi na Serigne Ahmadou Badawi moom it egsi na lu bare bare ci kilifa yi Serigne Mahamadan moom Serigne Abdou Lahad ñoom ñëpp rek ñëw di teewe jataay bu am solo bi di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal nu tawfiq kon xam naa insha allahu taala damay dellu rési rek ba ci kanam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon ñuy sant yàlla bu baax di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké suñu borom yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér tey jii di fukki fan ak ñeent ci weer Ramadan dëppook le 15 mars di bisub gaawu ñi ngi fii ci kër sëñ Touba gi niñ ko baaxoo def bi weer bi tàmbalee ba léegi ngir jottaleen programme bi muy njàngum xasida mi nga xam ne sëñ Mountakha moo ko digle ñu koy def at yi yëpp ren jii ñu fas yéene ànd kook moom ba weer wi mat ñi nga xam ne tey ñoo ay njàng mi mooy kuréel Nour Daarin bu Hizbut Tarqiyyah bu Touba ci jiite njàng mi di Serigne Cheikhouna Diagne ñoom ñoo ay njàng mi ñi nga xam ne ñoom ngeen dégg noonu ñuy gàttandu mooy ñi nga xam ne mooy kuréelu Nour Daarin bu daara Hizbut Tarqiyyah bu Tëngéej muy kuréelu daara Hizbut Tarqiyyah bu Tëngéej ñoom ñoo ay njàng mi tey ji ci gàttandu bi ak gunge bi ñuy santaat yàlla bu baax bi mu ñu mayee ñu fekkewaat ko ni ma ko waxee léegi gis ngeen ne kuréel kilifa yi ñëpp sëñ Mountakha rakkam yu baax yi waa kër sëñ Touba yi ñoom ñëpp ñi ñoo fekk bis bi
seen naa léegi ci télé bi sëñ Mouhamadul Mahfouz, maa ngi seen sëñ Ahmadou Bade, maa ngi seen sëñ Cheikh Bassirou Mbacke ibn Cheikh Abdoul Khadir, ñoom ñëpp kon ak ñeneen ñi nga xam ñëpp limuma leen. kon loolu mooy li nga xam ne moo ci am kon du ñu def lu dul jottali programme bi nga xam ne incha allah moom la ñu war a dégtal fii. ñu dalal kenn ci waa kuréel gi muy Serigne Ousseynou Gaye. sëñ Ousseynou Gaye moom moo yéen fas yéene jox leen programme bi nga xam ne tey waa Nour Daarayni bu Hizbut Tarqiyyah bu Touba ñoom lañ fas yéene jàng. Ousseynou yan jaaj lay doon ak yan xasida lay doon incha allah. waaw bisimilah barke Borom Touba waaye Mansour ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar kon day mel ni nga ko waxee rek dañuy daal di ñëw ci programme yi nga xam ne moom lañ war a jàng tey niñ ko baaxoo rek xasida lam yabdu la ñuy njëkkee di ko jàng daaju sëñ Tafsir Diop ak xasida Ramadan muy chakkatu rabbi adadal xalaa'iq ginnaaw buñ ci noppee tamit dinañ jàng Matlabul Fawzayni daaju sëñ Mamadou Lamine Gueye ak Fariha waa ke sëñ Massamba bu ko defee tamit bokk na ci Faazat Xilaam yi daaju sëriñ Baye Modou Thiam kon ñu daal di tëje farij bi yàlla sa comme niñ ko baaxoo kon loolu moo doon programme jërëjëf. jërëjëf sëñ Ousseynou ñu ngi lay sant bu baax naa la bàyyi nga dellu ndax xam naa kuréel gaa ngi lay xaar mën ngaa tekk casque bi su ko defee ñu xam ne kon dégg ngeen programme bi nga xam ne moom lañ leen fas yéene dégtal muy programme boo xam ne dana am solo lool njàng mi kon nit ñi yàkkamte nañ ko ñu ngi koy xaar incha allah balaa yàgg dana tàmbali bu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yegsee ci biir salle bi rek incha allah njàng mi dana daal di tàmbali. kon desatul lu dul jottali leen programme bi nga xam ne moo ci des muy bunt yi nga xam ne danañ ko def ci xaside yi ci diggante arabe ak anglais mu doon liggéey boo xam ne tamit dina am solo lool ñu sant yàlla bu baax ci lii nga xam ne noonu na programme boo xam ne yaatu na yaatuwaay boo xam ni àgg na fu ne ci biir réew mi àgg na fu ne ci bitim réew ndax internet bi ndax nit ñaa ngi koy suivre waxtu bi bu jotee dafa mel ni ñëpp benn yitte la ñuy am mooy teewlu njàng mi tàqamtiku ko ni nga xam ne noonu lañ ko tàmbalee boobu ba léegi muy benn fan ci màggal bi ci weer bi ba bisub tey ji incha allah noonu lañ ko fas yéene defee ngir rek dëppoog li nga xam ne mooy ndigal li Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké joxe ngir rek ñu dindal bis bi ñuy fàttali ne njàngale mi mu ci def muy njàngale mu rëy ndax nii lañ ko daan dundee ci jamonoy sëñ mag bi ci jamonoy njaareem ji ginnaaw julli tàkkusaan weesoo diggante jaamu yàlla yi jaamu njàngum alxuraan njàngum xasida durus xasida ak yëkkati bi lépp noonu lañ ko daan defee ba keroog waxtu ndog bi jot loolu la Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké delloosiwaat ñu ko ciy sant bu baax di ko ñaanal suñu borom may ko fan mu gudd lool ànd ak wér may ko tamit naa li mu yëkkatil maamam yëpp di sëriñam suñu borom may ko kattan mu def ko ba mu àgg ba teg ci yeneen te lépp ñu ànd kook moom incha allah kon lii mooy programme bi nga xam ne moom lañ leen doon dégtal boobu ba léegi su ko defee balaa yàgg kenn ci ñi nga xam ne ñoo yor waxtaan moom dinañ ñëw moo xam Serigne Lamine Gaye la moom laa seen nii mi ngi ñëw kon dana leen andi benn buntu ci arab ci xasida yi su ko defee ñu daal di jàll ci beneen point bi incha allah jërë ngeen jëf. لخدمة العبد السكور ولي
bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu nashkuru jamii almawjudin fi hada almakan altahir almusamma bilmashrafi alsafi min almanba alshafi wa nad'u llaha tabaraka wa taala an yu'ayyida wa yansura sahib alfutuhat muxlil alraib walxalib cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké alyawma na'xudu xasidata alhaadi المشهورة بإهد جميعنا الصراط المستقيم. هذه القصيدة يختمها كثير من الفرق في نهاية جلساتهم. هذه القصيدة كتبت في كين. تعرفون جميعا بأن الشيخ الخديم لما رجع من الغيبة البحرية بنصر باهر نقل إلى موريتانيا، ولما لم يجدوا حيلة منه نقلوه إلى كين في حوالي سنة 700 وألف ميلادية. وفي هذا المكان أسس الشيخ الخديم بيتين، البيت الواحد يسمى بدار الرحمن والآخر بدار القدوس. وفي أحد البيت كتب قصيدة الله، القصيدة تبدأ بإحفظ لوجهك الكريم كل من حفظت الأبيات في كل زمن. وفي البيت الآخر كتب قصيدة الهادي التي تبدأ بإهد جميعنا الصراط المستقيم، وقال قوله الشهير من يقرأهما لا يخرج مني ولا أخرج منه. ñaari xasida yi ku leen di jàng doo génn ci man du ma génn ci yow. وهي 6 أبيات. البيت الأول دعا فيه الهداية والصراط المستقيم، اهد جميعنا الصراط المستقيم وبصحيح كلنا بلا سقيم. وفي البيت الثاني بين أنه لا يمد يده إلى أحد ولا يقول أحواله أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، لك خطابي يا قريب يا مجيب يا من به لا زمني خير عجيب. وفي البيت الثالث دعا لمن يتعلق به الهداية، ودعاه أيضا لنفسه لأنه قال هب لي، إنه قال هب لي، يعني إذن بأنه دعاه لنفسه ولجميع من تعلق به. هب لي وللذين قد تعلقوا بي هدى به لخير نطلق. وفي البيت الرابع دعا فيه الوحدانية لله والعبودية لله، بمعنى أنه لا يجب على أي مسلم أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد ونستعين فإنك المعبود والمعين. وفي البيت الخامس يبين لنا بيتا يشبه جيدا بيتا آخر كتبه في قصيدة أخرى، وهي دلني الله على محمد وقال لي محمد لصمدي، أو تقول دلني الله على الله بلا تغرر وعمري تقبلا في قصيدة جاورت. يشبه هذا البيت وهو دللتنا بك عليك يا رقيب يا من به ينهو له كل نقيب. وفي البيت الأخير دعا الهداية هداية يغبطه فيها كل من قبله، جاز الصراط المستقيم هب لنا هدى به يغبطنا من قبلنا. إذا لاحظنا هذه القصيدة نعرف جيدا بأنه 6 أبيات ولكن قصيدة رائعة. وقال في الترجمان الأخير قولا عجيبا، أي أن يهدي الله الناظم القصيدة، أي أن يهدي الله سرين توبا. إذن دعا الله أن يهديه هو بنفسه وكل من طلب الهداية. وقال هذا واهدي الصراط المستقيم ناظم هذه الحروف وكل من طلب الصراط المستقيم منك بك فيها. وفي هذا بلاغة رائعة، منك الطلب إلى الله، بك الحصول من الله، فيها بواسطة القصيدة. إذن لضيق الوقت نعطي الميكروفون سرين عبد الله ود ليأتي باللغة الإنجليزية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الجنان زدت وكان لي وقدما لم ينو قلبي الضلال ولي كان في الزلال وليس ينموني اضلال
الزمان أكرم مساجد الجنان من لي طيب الجنان وقاد لي بالامتنان بسارة للقدمان حماني الباقي الخفيف إنا رمانا واللبيب. Thank you very much, dear viewers. Assalamu alaikum. Welcome back to this Mashrab Safi min al-Manba'i Safi. Today's Khasida, we're going to talk about Sifatu Sadiq al-Murid. But before that, we pray that God grant long life and wealth to Serigne Mountakha Mbacké, the Khalif of the Murid community. So we also pray that he brings peace all around the world for the Muslims and everybody. So I said we're going to talk about Sifatu Sadiq al-Murid. It's a poem that looks quite short in form, but deep down, it's a magnificent poem that contains everything we need to know to truly deserve the noble title of Murid Sadiq. I know, each one of us would like maybe one day to be among that category, the Murid Sadiq. That category is a very great gift from Allah subhanahu wa ta'ala because it is something that shows that we have now a very privileged rank in front of, next to the Lord. So the Sadiq hold a privileged rank in the sight of God. The term Murid refers to an aspirant, someone who wants to have, something. In this case, the object of the quest is God himself. So Sifat Sadiq al-Murid is a poem of 5 verses written by Sheikh Ahmadou Bamba to define the appellation, or let's say the statue or the title of Murid Sadiq. And it lists some criteria that confer this statue on us. This only 4 criteria. So to be sure that we are good Murid, we just can take this Qasida. We look at the way that Sheikh Ahmadou Bamba has described the Murid, and then we will find if we are a Murid Sadiq or not. So the poem sheds light on a number of issues. Sadiq is a glorious suiting label or attribute that every Murid disciple wants to claim for himself. The Sheikh begins by saying, Sifatu Sadiq al-Muridi bikhtisar, arba'atun nazamtuha khawfa tirar. First thing is about love, a sincere love. If you have sincere love, we can undergo many things. So according to the Sheikh, to be a Murid Sadiq, the first criterion is sincere love for the spiritual master. As-siddiqu fi mahabbati Sheikh. Sheikh Ahmadou Bamba is in good position to talk about that because he himself set the example when he declared that his love for the Prophet ﷺ extinguished all other forms of attachment in him, including love for wealth, love for family, and also for offspring. So his love for the Prophet ﷺ has caused all other love to die in him. This strong feeling was the fuel that kept him moving in all circumstances throughout his life. It was also because of this love that he experienced all kinds of exactions. We can talk about the exile, we can talk about the separation with his family, the accusations, the pain and suffering that he underwent only because he loved the Prophet ﷺ. But we'll not hear that his sons also returned this love as they in turn exchanged this filial bond for that of the allegiance. The second condition is scrupulous respect and obedience for the master's recommendations and avoidance of his prohibitions. Once sincere love is established, then this is what naturally follows. Let's remember that Islam consists of both prescriptions and also prohibitions. So a spiritual guide, with our spiritual guide, he is going to be the one who just like shows us the way, the divine law, and provides a clear path so that his guidance aligns perfectly with Allah's commands. This condition is self-evident. The third criterion is to stop diverging, or just questioning about the spiritual master. We should be abandoning all forms of doubt, hesitation, or questioning of the spiritual master. But we do it لِحُسْنِ ظَنِّهِ, as the Sheikh just like underlined it in the poem. So we think always positively about the spiritual guide. When the aspirant declares his loyalty to the spiritual master, it is a duty to follow him step by step. The fourth and final criterion is to prefer what he has chosen. What the spiritual master has chosen for you, rather than making your own choice. This even got recommended to the Sahaba, the companions of the Prophet ﷺ. They didn't have the right to choose after that God and his Prophet has done so.
And this is quite normal because God knows things better than us. The Sheikh is the link between us and God. Indeed, a question of choice should even not be an issue in our relationship with the spiritual master. The relationship must end in extension within him. The bond should ultimately lead to complete submission and self-effacement in him. To conclude this poem, the Sheikh points out that anyone who succeeds in meeting all those 4 criteria can truly be called a murid sadiq. فَكُلُّ مَنْ جَمَعَ هَذِهِ الصِّفَاتِ مِنَ الْمُرِيدِينَ فَيُدْرِكُ الثِّقَاتِ. So may God make us being good murids, may God make us being also murid sadiq, so that we can accomplish the mission that we want to accomplish with Sheikhul Khadim. Thank you very much. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kon ñuy sant bu baax sëñ Abdoulaye Wade mi ñu andiloon benn bunt ci xasida yi ci anglais di lu ko jiitu Serigne Mouhamad Lamine Gaye jël na benn bunt tamit ci xasida yi ci arab. kon nii lañ ko fas yéene ànd ak yéen bés bu nekk incha allah bu njàng ma àggee dinañ jëlaat benn bunt ci français su ko defee xasida gi ñu tënkee chahru ramadan. kon loolu tamit muy lu am solo loo xam ne tàbbiwaat na ci liggéey bi. ñuy santaat bu baax suñu borom niñ ko waxee sànq rek ngir jàppale gi ñu jàppale ba kenn ku ci ne defoo jën yitte lu dul fexe ba almashrabu saafi minal manbay shaafi doon loo xam ni ndam lu ne fàng lay doon ci lépp ñu jagleel ko Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ndax liggéey bi yëpp moom la. boo gisee kenn ku ci ne di def yitte kenn ku ci ne xamatoo structure boobu xamatoo fan nga féete lu dul da ngay jàpp ne tey jii benn structure moo am ci liggéey bi muy almashrabu saafi muy liggéey bi nga xam ne saa su ne kenn ku ci ne ñu mën a jàpp ci sono bi ñu ngi ciy jàpp ñu mën a jàpp ci audiovisuel ñu ngi koy jàpp ñu mën a jàpp ci yëkkatum xasida bi ñu ngi ciy jàpp ñi nga xam ne yor wàllu sécurité ñi nga xam ne ba ci ñi nga xam ne ay secouristes lañu gis nañ leen fi ngir rek dara bañ a sooxe kon loolu lu mat a sant yàlla la bu baax. defe naa ni balaa yàgg dinañ seen ñi nga xam ne ñooy ànd ak sëriñ bi ñuy teew bu ko defee salle bi bu sëñ bi yegsee rek loolu dana daal doon tàmbali njàng mi. Donc nous venons de vivre en direct la présentation du programme qui sera décliné, qui sera déclamé ici devant la salle. Un des membres du Kourel, Serigne Ousseynou Gaye, vous a présenté les écrits, les titres et les mélodies qui seront déclamés. Et vous avez suivi également la sortie, l'intervention de Serigne Mouhamad Lamine Gaye qui a présenté et commenté un écrit du Cheikh en arabe. Et ensuite, Serigne Abdoulaye Wade est venu pour vous présenter également un autre khassida en anglais. C'est également ainsi que les choses se passeront. Et jusqu'à la fin du Ramadan, Inch'Allah, nous sommes aujourd'hui le 14e, nous sommes à quelques encablures de la moitié du chemin à parcourir. C'est dire donc que les jours s'égrènent, les choses passent vite. Évidemment, le programme est tellement succulent que l'on ne sent pas le temps passer. Et cette déclamation suave que chaque jour, cette rivalité d'ardeur, cette rivalité d'adresse, et cet effort qui est fait chaque jour pour élever encore la barre, et également ce contrôle de qualité fait par le calife qui est présent et bien présent et qui suit, n'est-ce pas, chaque lettre, chaque mot, chaque khassida, chaque recueil jusqu'à la fin, n'est-ce pas, de la déclamation. Mais il est heureux que les choses se passent ainsi. Et sans plus tarder, nous allons peut-être laisser l'antenne pour vous faire vivre le reste du temps qu'il y a à vivre avec nous. Et nous voyons à l'entrée Serigne Moussa Nawel, ça veut dire que le calife n'est pas loin, son véhicule n'est pas loin. Certainement, il va arriver dans la salle et dès qu'il arrive, c'est le signal donné pour la déclamation, 1 heure d'horloge durant, 1 heure de béatitude, 1 heure de
n'est-ce pas, mélodies distillées par les uns et les autres, n'est-ce pas, qui rivalisent d'adresse, nous l'avons dit. Et c'est une dextérité sans commune mesure que les gens vivent chaque jour et chacun en redemande. Donc il est heureux que les choses se passent ainsi. Nous voyons donc ce défilé incessant, n'est-ce pas, des gens qui vont, qui viennent. Ce sont ceux-là qu'on peut appeler les aficionados, ceux-là qui sont des habitués de ce lieu et qui sont là toujours pour vivre cet événement. Et la belle image, n'est-ce pas, dans laquelle nous raffolons chaque jour, cette béatitude du Khalife et qui est présent, qui est venu lui-même vivre cet événement chaque jour pour se délecter de ces mélodies qui sont distillées par ces groupes de chanteurs qui se sont préparés d'arrache-pied toute l'année durant, parce que c'est un programme qui est inscrit dans l'agenda du mouridisme et qui occupe une place, n'est-ce pas, bien précise dans cet agenda. Et c'est pourquoi c'est une préparation qui est toujours là. Nous voyons donc Seigneur Saïn Baké, nous voyons Seigneur Galas Kalsoum, ce sont ceux-là qui sont toujours présents. Et la voiture du Khalife, n'est-ce pas, qui s'amène devant la salle, suivie de près par ceux-là qui déclament les écrits. C'est ainsi ce protocole fixé que nous vivons, que nous vivrons encore et que nous prions de vivre pendant des années et des années encore, et qu'Allah accorde une très longue vie, une très bonne santé à notre vénéré Khalife, lui qui nous a accordé cette opportunité incommensurable, imméritée à la limite. Et évidemment, les choses se passent ainsi. Et de plus en plus, c'est une célébration qui fait tache d'huile, parce que de plus en plus, à l'intérieur du pays, on a vu que Mashrabou Safi a donné naissance à d'autres Mashrabou Safi, où les gens déclament les Khassaïd au même moment, dans la même forme, dans le même format. Et il est heureux que les choses se passent ainsi. Donc la déclamation est de plus en plus proche. Cela veut dire que donc le Khalife bientôt va entrer dans la salle et nous ne serons pas, n'est-ce pas, nous ne ferons pas, n'est-ce pas, la fine bouche, et nous vous laisserons maintenant déguster ces quelques instants l'entrée du Khalife. Tout le monde, n'est-ce pas, debout, attendant qu'il arrive, et dès qu'il s'installera, ce sera la déclamation au grand bonheur des uns et des autres. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.